ñeel doomam rek bu ko ëpp lay def ndax annabi awla bil muminina min anfusihim waaw wax na ko sax ana awla bil muminina min anfusihim fa man tuwfiya min al muminina fa taraka daynan fa alayya qadaa'uhu wa man taraka maalan fa li warasati maa gën a yee ci jullit yi ci seen bopp sax ku faatooti bàyyi bor maa la koo fay soo bàyyee alal say mbokk lekk seetal boobu bu dee ci wàllu principe parce que homme de principe lu jafe la léegi dangay gis nit bu nekk ci parti politique parce que daanu na amatuñu pouvoir mu transhumé juste parce que il veut se couvrir juste parce que il veut en profiter il va être protégé parce que il va être quelque chose parce que dafa bëgg train de vie bi mu doon mëne mu continuer ko mais pas parce que dafa am conviction parce que kooku la doon xeexal yonentu dal melul noonu yonentu ka amoon principe la seetal bi mu taxawee adduna yëpp weddi yàlla mu taxaw ne yàlla rek ay yàlla ñu def lu nekk proposé ko tëkku ko waaw dem ba najaayam sonn waaw ak li force mu yëpp def na ko pour protéger yonent mais moom dafa am fu mu yem yonentu kay moo amul fu mu yem waaw moom nag dafa am limite parce que nit la waaw yonentu nag innama ana basharu mithlukum yuha ilayya yamatul ak kenn waaw sallallahu alayhi wa sallam muhammadu mithaluhu lam yati fii ma mada wa abadan la yati ca suñu mambu baax ba Cheikh Ahmed Bamba au passage ñuy ndokkeel suñu mbokk communauté mouride bi yëpp à travers la personne de Serigne Mamor Mbacké et la fondation Khadim Rasoul ak Mouride Islamic Community Mika ci njiitalu président Papa Dramé ak imam Khadim ak ñañu ko bokkal waaw ci Bamba Day biñ doon amal Serigne Touba da ne yonentu misaalam mosul am te du mosa amati te wax na dëgg waaw wax na dëgg yàlla mosul bind ku mel ni yonentu te dootu ko bind Cheikh Tidiane radiyallahu anhu bi muy wax kawe ñaari ndogoom te mu ngi ci jublu ndogu shariatum ak ndogu xaqiqatum ne ñaari ndogoom moom Cheikh Tidiane kawe na kuy mu ngi ci baatu kuy waliyu ba Sidi Mohamed Ghalil ne ko xanaa yàlla mënul bind keneen ci jamono jox ko lu ëpp lim la jox mu ne ko ankay xanaa yàlla mënul bind ci jamono ku mu mën a jox lu ëpp lim jox yonent mu ne ko ankay mu ne waaye nammu ko ay nammu ko ne ko ni nga xamee ne yàlla nammu ko ci nubuwatu naka noonu nammutu ko ci wilaayatu waaw yonentu sallallahu alayhi wa sallam nitu principe la woon lu ne ñu def ko waaw ba baayam ne ko yërëm ma nga waxtaan ak sa mbokk yi lu ne ñu ngi ko def mu ne ko bàyyi bu ñu jëloon jant bi def fii ci ndeyjoor jël weer wi def bi ci càmmoñ bi yëpp di ma lakk ba ma jeex du tax ma dellu ginnaaw est-ce que sama yëf ku yore marchandise su yàlla doo lambale waaw doo lambale mukk waaw moo tax am principe lu baax la waaw yonentu nag kenn dabu ko ca bu dee it xam na ñoo doxalee la mu amee kenn dabu ko ca lu jiitu yàlla di ko yónni gis nga commerce am ak Ndey Xadijatu waaw moo nekkoon the most successful business young man in Makka waaw te fekk ki ko employé mooy Sayyidatuna Xadija mu mujj xam ne kii kenn du moom mu bàyyee ko waaw leadership bu business bi waaw ngeen gis rapport ya ca xale Xadija ba bind may suratu waaw waaye nga xam ne ba yàlla nga koy préparé waaw nga xam ne buy dem sax ñu gis ne am na lu koy keral
lu ñu xamul fu mu jógee moom la Cheikh Alxaaji Malik di wax wa idlaalun bi aynin fi hajirin fa irhaasun lahu kulla al uyuni sallallahu alayhi wa sallam waaw muy nit koo xam ne it ña mu jiite bu njuumte amee daf leen di déglu de waaw du over blame du over pointing fingers du ko sax def waaw daf leen di déglu te bu fekkee ne la ñu wax make ne sense daf koy nangu de waaw tey nag ñun sanction yonentu balaa sanctionné dina la jox chance nga expliquer su fekkee li nga wax dëgg la mu nangul la ko xoolal Xaatib ibnu Abi Baltaha li mu def ca ba ñu bëgg ubbi Makka lu ko gën grave waaye ba mu expliqué woo daf ko nangu te fekk Omar nee na ko kii naafeq la bàyyil ma rey ko mu ne ko mukk lu la xamal ne yàlla xool na waa Badr ne leen def leen lu leen neex te kii dem na Badr maanaam mënatul bon waaw yàlla nammul ci ku dem Badr mu bonati kon li mu wax dëgg la daf ko bàyyi waaw daf ko bàyyi noonu la meloon it ci boole xol yi yonentu sallallahu alayhi wa sallam kaana yu'allifu al-quluba sallallahu alayhi wa sallam waaw daan boole xol yi waaw te kuy jiite mbooloo ne foo déggee ñaar ñu am problème war nga ca taaw waaye buñ ne la diw sangam ak diw sangam problème nga leen seen affaire la bu yàggee mbooloo ma tas te yaa ko tas nag waaw léegi mbooloo yëpp yu ñu war a baaxee mujj na nekk la Seydi El Hadji Malick waxoon al jamaatu summun qaatil nee na poison waaw mbooloo léegi nee na kenn du ca defaroo daanaka waaw parce que poison la waaw ku ñu baaxalut xëyam te amul ku defer ngontam su bokkee ci mbooloo tas ko yonentu nag dafa amoon vigilance dafa amoon it boobu politique gu boole xol yi moo tax ba mu ñëwee Medina fekk fa Aws ak Xasraj te téeméeri at ñu ngi tojante bopp te kenn mënu ca dara mu dindi Aws sànni dindi Xasraj sànni ne leen xam ngeen ni ngeen tudd léegi dimbalekatu diine yàlla ci al ansaar waaw xoolal boobu politique fexe ba ku nekk ci ñoom it nga bañ a yëg ni ki jógee Makka sa gan la wala étranger la ne la yow diw ki mooy sa mbokk yéen a bokk ndey ak baay diw ki sa mbokk yéen a bokk ndey ak baay mu aaxa la doon def waaw bu jaree la ca poosam yëpp mu dindi ko gis nga waa Makka ba ñu duggee ci lislaam te am na ci ñoo xam ne doole yi ya bëri rek ñuy agsi waaye dëgëraguñu la mu wer ci alal yëpp mu jox leen ko ba waa Madina am ci ñoom ñu commencé gis seen bopp bi ko yonent bi déggee mu woolu leen ni wàllan saar ne li ma dégg yéen a ko wax mag ñi ne ñun de waxuñu waaye xale yi de wax nañu yonentu ne waa xanaa fekkuma leen woon ngeen taqali ko ma boole leen ngeen réer ma gindi leen ñoom ñëpp ñu sëgg ni ko wallaay am na ndeysaan gis nga ko yërmandem ci mu ne da ngeen baax rek bëggul kenn du sallallahu alayhi wa sallam waaye su leen neexoon ngeen ne ma biñ la dàqee ñoo la fat biñ la weddee ñoo la gëm te bu ngeen ko waxoon muy dëgg waaye yéen xamu leen ne bu nit ñi jaaroon fii ngeen jaar fële ma jaar fi ngeen jaar bu dul woon hijratu ma bokk ci yéen Ansaar xanaa gërëmu leen nit ñi dem ak alal yéen ngeen dem ak yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu ko gërëm nañ seetal boobu mawqif parce que ba mu ubbee mag ñu bëri foog nañ ne dafay ñibbisi parce que lépp rafet na mu xamal leen ne déedéet sama dund yéen a ko moom sama dee yéen a ko moom sallallahu alayhi wa sallam ba tey ma Madina waaw di régler problème yi waaw alayhi salaatu wassalaam may na nit alal ba kooku dem te njiitu giir la waaw tund la ko jox ci gàtt xar ak bëy ak nag ak gëlëm ba mu yegg ci dëkkam dafa saraxole aslimu fa inna muhammadan yu'ti ataa man la yaxsha al faqr ay waay kaay leen nangul yonent
ki ma gis